jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ñuy seetaan ci Elite Média tey nag ñëwaat nañ ci beneen yoon ci li nga xamante ne rek moom mooy mbiru luyaas bu ñuy wax nag luyaas bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ni dañ koy faral di seetlu ci diggante ki nga xamante ni moom moo luye ak ki nga xamante ni moom la ñu luye jafe-jafe yooyu moom moo tax Elite Média jóg dugg ci biir kër yi fas yéene laaj ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci biir kër yi yan jafe-jafe lañ dee jàkkoonteel ku nekk xam na ne léeg-léeg da ngay loué ci kër ñuy tëj buntu kër gi léeg-léeg da ngay gis kër goo xamante ni du am pompe léeg-léeg da ngay loué ci kër goo xamante ne du am light léeg-léeg da ngay loué ci kër goo xamante ni benn mita moo fay nekk ñii di jënd caspo ñii duñu jënd caspo yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne nit ñi dañ ko jànkonte léeg-léeg tamit nga gis koo xamante day loué di fay dëkk ci kër gi ay ati at di fay jékki-jékki rek yàlla def jafe-jafe ñëw borom kër gi di ko understand tey loolu moom moo tax rek mbokk yi ñu sol suñuy dàll fas yéene xanaa ñu dugg fii ci kër gi rek xool ndax dinañ fi gis yooyu fii nga loué yaag say doom ñaata at yaa ngi dëkk fii wala ñaata weer. pour luyaas la. waaw pour luyaas. ok 1500. 1500 ngay fay. yan jafe-jafe nga am fii am na ndox. amul ndox. am na courant. amul courant. amul courant amul ndox yaa ngi fay 1500. ñaata néeg la. saal ak cabinet. amoo courant amoo ndox fan ngay utee ndox da ngay dem root si pompe bi. waaw. courant da ngay jënd kandul di ko taal sondel. mus ngaa toog fayoo luyaas. man mus ngaa am weer boo xamante ni amoo xaalis fayoo luyaas wala ba nga dëkkee fii ba léegi yaa ngi fay. waaye bëggoon nañ xam tamit ndax kër gi bu nekkul courant bi ak ndox bi amoo beneen difficile jafe-jafe. courant ak ndox rek moom nga amul. ban time nga yeewu pour root pour gis nañ ni am nga ay doom yu ndaw ban time nga yeewu pour dem uti ndox. time kii alansara. si fajar gi. voilà. ngoon. waaw ngoon ngay uti moom nga ngoon ngay dem rooti. waaw ñaata bidon ngay root par day. waawoon 5 bidon. paan ñetta paan ak sio. da ngay root 5 bidon ak ñetti paan ak benn sio par day. moom nga day use si ndox. courant ñaata sondel ngay jënd par bis. sondel benn. par benn ngay bis. bis bu nekk di nga taal benn sondel. waaw. lan nga soxla tey sa difficile lan nga niit yan jafe-jafe ngay dund si sa wàllu luyaas. dégg loolu fu de. ngay dégg loolu. mu ngi noonu kon gis ngeen. bëggoon na waxtaan ak man waaye déggul olof bu baax waaye am na lu mu wax lu am solo nee na fii mu dëkk nii saala cabinet la mi ngi fi fay 1500 saala cabinet 1500 lay fay waaye fi mu dëkk amul ndox amul courant teg ci bis bu yàlla sàkk dina dem ngoon lay dem root
dina root 5 bidon su rootee 5 bidon teg si ñetti siwo ak benn paan ak benn ñetti paan ak benn siwo loolu lay root mu nekk loo xamante ni moom lay jànkonteel ci saala cabinet 1500 amul courant amul ndox te yor na ay doom yoo xamante ni sa doom yi ñu ngi dem school. waaw ñu ngi dem school gis ngeen mi ngi am ñaata doom nga am macha allah. voilà 5 doom. nee na am na juróomi doom yoo xamante ni ci saala cabinet bi la dëkk ak ñoom du courant du ndox mu ngi noonu kon gis ngeen léeg-léeg jafe-jafe yi nga xamante ni nit ñi moom la ñuy dund ci seen wàllu luyaas ndax defe naa ni kër boo ko luyee nit mu lay fay 1500 war na am courant war na am ndox ndax ku nekk xam ne ne ndox dafa nekk ci bokk ci dundu doomu aadama boo amul ndox doo mën a set boo amul ndox feebar da lay yomb a dugg ndax foog nga fóot foog nga sangu te amul ndox te mu nekk jigéen yor juróomi doom kon ñi nga xamante ni dañuy luwee nañuy bàyyi seen xel bu baax ne néeg bu toll nii boo ko luwee 1500 balaa nga luwee war nga teg ay conditions yu baax yoo xamante ni nit ki luwee dina ñëw ndax léegi jamono dafa doxin boo xam ne nekkatuñ ci jamonoy maam yi kon dañuy ñu ngi koy gërëm di ko sant xanaa ñu ngeen toppaat ma rek ñu dem xooli keneen koo xamante ni moom tamit mi ngi dund lii ci mbiru. jërëjëf amaat naa keneen koo xamante ni borom kër la ku ko gis rek xam ne ndeysaan moom dinañ ko laaj am na kër wala day luyaas sëñ bi ñu ngi lay nuyu bëggoon nañu wax ñu tur bi ak sant bi. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mansour Faye nekk fii nii Sinthiou Alaaji di fi luwaas. man ak sumay jabar ak sumay doom. tey lu taxoon ñu jóg dañu gis ne léegi ut néeg sax balaa nga koy am dafa jafe. da ngay gis léeg-léeg da ngay gis agent yeeg ak luyaas bi nu mu méttee ay juróom benn weeru avance da nga koy gis ak leneen li ni mel yow naka nga dundee wala ci mbirum luyaas lan nga ci dund loo xam doo ko mës a fàtte. lu ma njëkk a wax mooy dama njëkk a sant suñu borom di wane alhamdulilah rabbil alamin man nag mën naa wax ne luwaas moom lu métti la jamono bii nii si nit ñi rawatina man nag yàlla moom ma dimbale woon xaj na man fu ma demoon uti néegi luwaas daf kooku dama ko xawoon a xam mi Musta Mohamed moom ñoom ay agent lañ dañ am an office boo xam ne comme like ñu dee luwaasee ni moom néegi dañ leen koy jox ñoom ñu koy luwaas nit ñi waaye soo xoolee luwaas lu tax ma gën a sabar tey pour wax si because dama di toog sama di xool nit ñi jafe-jafe bu ñuy am wax fàtte naa sama bopp da ngaa yem ne néeg bala nga koy dugal dinañ la wax ne di nga fay juróom benni weer advance boo xam ne loolu ngaa fay ba pare nga joxe waa 2 months sécurité ñu ne en cas ëllëg sooy génn su nekkee ne yàqu-yàqu dafa am si néeg ba wala mu am leneen loo fa def tamit lu xaalis boobu la ñoo jël ñu liggéey yëpp noonu soo fa yàqu sax pour nga jotaat xaalis boobu daf dee nekk problème ak ñaata nit ki nga xam ne amul dëkkuwaay ba génn place di uti ji fu mu dëkka nga war ko wax ne ko teg daw nga war a fay juróom benni weer yi luwaas bala ngay dugga kooku naka la koy fayee so loolu moo nekk jafe-jafe yi nga xam ne yooyu la nit ñi gën a am yoo xam ne lu nekk ak mu ngi si lu nekk xaj na si yéen nag ndax nit war naa mën a tabax kër amul courant amul ndox mu luye ko ci luye boo xam luyaas bu metti yow naka nga gisee loolu. dafa foog ne loolu warta mun a nekk su nekkee ne nag mu ngi nekk tamit warta mun a nekk waaye loolu yëpp nguur gi tamit daf si am benn responsibility lu may wax toujours mooy ñun doomi réew soo déggee gisee doomi réew di ndamoo réewam daan man Gambien la wala man Sénégalais la wala man Freetoonian la réew moomu dafa am lum la war a mun a yoreel sa dëkkuwaay si la war a mun a bokk sa dund si la war a mën a bokk sa kaaraange si la war a mën a bokk su nekkee ni loolu yëpp nag réew mi daf la ko seetaanee bàyyi la ko yow nit ki doo amati foo koy jooyee te loolu noonu dafa nekk boo xam ne benn jafe-jafe la loolu nag foog moo dama bëgg naa nguur gi loolu naa si interpellé nguur gi ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ ci doole ñu war ci mën a dimbale ñi nga xam ne dañuy ut wàllu luwaas loolu moom lu métti la néeg boo xam ne daanaka amul courant amul ndox kooku war faa mën a ñëw nga wax teg ko lu ko seer mu am njaboot kuy xalaat dundam naka lay war a mën a fay ay weeri weer loolu lu métti la naka ngay gisee borom kër goo xam dafa loué ay nit ba pare bu 10 o'clock jotee rek mu tëj buntu kër gi yor benn caabeem di tëj di tijji loolu ndax jaadu na ndax feebar guddi mën naa daaneel ku ne am na ñoo xam guddi la ñuy liggéey ndax kooku war naa loué ba pare di tëj buntu kër. dafa am nag ñaari mbir yu nekk si foofu noonu dama bëggaan neutral
because léegi tamit am na yenn luwaaskat yi nga xam ne nekku ne nga luwaas kër tamit ne nu la neex nga ko defee because am na ñeneen ñi nga xam ne da nga leen géteen waaye ñun ñëpp nag ñu ñëpp doomu aadama lañ ñun ñëpp war nañu mun na am loo xam ne mun nañ ko war a mun a jéggalante war nañ ko mun a defalante lu tax mën a jéggalante mooy comme ay àq yu sew because nit war naa mun a jóg xaaju guddi doomam feebar mu jóg war a mun koo yóbbu jël lopitaan loolu daf si war a mun a am accès nit su dul lopitaan sax am soxla because ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te soxla day bette wala sax soxlay mbokk because ñun xam nañ Afrique lu ñuy dundee ñu nag ay suñuy mbokk la ñu sore yi taxul ñu tàggoog suñuy mbokk dañu am dem lante ak ñëw lante kon loolu dafa war a nekk li nga xam ne war nañ koo seet ci condition bi nga xamee ne bu mucc ay ba bu kenn lor kenn rawatina si jamono bii ñu toll di si coronavirus bi pandemic bii nii because soo ko bàyyee xel comme ku demee ni man I can take example about myself man dama tukki woon terewul suma tukki bu ma ñibbisee yi tamit si jafe-jafe lañ nekkoon si suñ tukki oo nañ suñuy nguur mënuñ ñoo defal dara buñ ñibbisee yi tamit dañ terewul dañ fay suñuy luwaas te nga nekk liggéeyuloo defuloo dara di war a fay weer bu nekk nga fay ko fay sa bili ndox fay sa mbalit fay sa lépp loolu lu jafe la lu métti la kon maa ngi ñaan borom kër yi ñi nga xam ne waxuma nguur gi ko mënuñoo dimbali nañu waaye yéen borom kër yi maa ngi leen a ñaan te yàlla tax ngeen xool yàlla te dimbali ñu ñëw di ut si luwaas yi si seen kër yi léegi nag bu ginnaaw buñ génnee foofu lan ngay wax ñi nga xamante ni tamit dañuy tabax seen kër defar ko ba mu jekk luye ko nag kiñ ko luye yàq kër gi tamit loolu daf day am waaw loolu daf lay am waaye loolu yëpp lu may wax rek mooy ne ñun ñëpp nañ xoolaat rek ku nekk sa bopp ku nekk soo xoolee sa bopp atte sa bopp ni keneen daanaka dund dina yomba muy si sariya muy si christianity muy si beneen diina bu amul benn diina boo xam ne dafa nangu moromam yàqal beneen moromam kon nag comme dañ ko bañ ku nekk na ko atte si boppam te fexe suñ la joxee place waaye jàppalee place bi ni sa bopp man lay wax man suma bopp fu ma mun di nekk dama ko jàppee ni suma bos la te dinaa ko toppatoo léegi nag kuñ koy jox ngay yàq dëgg yow mënuma laa attee sa ne nit ku baax nga du ma la mën a wax rek nañ soppi waa jikko yi nañu rafetalaat te nekkaat jël suñu bopp def ko doomu aadama waaw am na fu may mujjee ak yow nag mooy léeg-léeg nga gis koo xamante ni day dooreeg ci yow ci $1000 di ko yokk luyaas bi rek te du am fenn fu mu ko teg day ñëw rek ne la sëñ bi daal defe naa ni weer bii di ñëw dama bëgg a yokk ndax loolu yoon la am na fu mu ko teg lu tax ma ne la am na fu mu ko teg mooy nguur gi si boppam moo bàyyi nit ñi si nga mbir mi yëpp nañ ko waxtaanee kon yow nguur gi daal nguur gi lay gën a joxe sikka because nguur gi ñoo war a aar nit ñi nguur seen responsable aar la doomu réewam su bëgg a fuñ dëkk am dëkkuwaay doomu réewam bëgg a faju am fuñ war a fajoo doomu réewam bëgg a dund am fuñ dundoo suñu amul sécurité rombul dëkkuwaay léegi nag nguur gi loolu dañ ci war a taxawaat bu jak seet loolu naka lañ ko mën a contrôler ba mëcc ayib ñoom xam nañ nit ñi ci jafe-jafe yu nekk rawatina si jamono bii borom kër yi tamit man dama leen a ñaan rek ñoom rek laay ñaan because ñoom ñoo am moom seen alal ñoom ñoo xam niñ amee seen i xaalis ñoo samp seen i néeg ne dañ koy luwaas xam nañ luwaas jafe-jafe yu si nekk waaye lu ma leen mën a wax rek mooy ne nañ xam ne ñooñu ñëw fa suñu amoon lu leen gënal ku nekk dafay am kiram ndax jarul nguur gi tamit ñu xool ñu xam luyaas ñu ne kat ñu dëkkee exemple ñu dëkkee Kairaba Avenue lii la ñu war a fay ci yoon ñu dëkkee Suncu lii la ñu war a fay because Kairaba Avenue ak Suncu dafa am tuuti différent wala ak ay baafalooto yi ni mel waaye ñoom ndax ñu régulariser ko ba xamante ni ku ci nekk rek yow fi ngay dëkk rek buñ la fayee koo price rek di nga xam ne lii kat jaadu na loolu moo tax may oo nguur gi toujours moo tax toujours yi tamit may sikka nguur gi bi ko loolu responsabilité nguur gi la dëkkuwaay yi emuñ place mun loo tollale Banjul ak Burfut mun loo tollale Sarakunda ak Tujareng place yi emuñ ifin accessibility yi sax emuñ si yi nga access comme si marché si lopitaan and other stuff yooyu yëpp bokkuñ si school yooyu yëpp dañ contribuer te lu gën a daw yaram mooy nga tey nga gis koo xam ne sa doom yi di jàngee woon si benn school ñu toog rek jox la notice nga war a génn war a mu faa demaat feneen dafa métti di nga utaat school ñu war a ut ay xarit yu ees nga war a ut ay nit ñu ees lu nekk da nga koy commencé waat lépp da nga koy tàmbali kon nguur rek nga war a mën a dimbali loolu jël lii teg ko si ay yoon because gis nga sëñ bi nit ñi suñ mënee dëkk rek dafa am lu leen sàmm heure bu ñu ñàkkee lu leen sàmm ñu tasaaroo te suñ tasaaroo rek yàq mi ngi noonu ñoo ko déggandoo nga yor sa lu mu gën a wax ci li ma jàpp rek nga yor sa njaboot dugal leen school ñuy jàng ba ci biir ñu indi la notice ka lay jox notice ba ma nga toog ci office am xamul loo seq ak borom kër gi toog fu mu toog ndax wax nañ ko nangam ak nangam ñu génne la kër gi sa doom yi war a demaat mu war leen utalaat school war leen utalaat leneen ak leneen loolu dafay xaw a metti
kon nag mi ngi noonu sëñ bi sa kàddu gu mujj kontaan naa gërëm nañ la bu baax a baax ndax ak sa time bu ñu jël romb la rek nga am yéen a wax ak Elite Media kontaan nañ ci yow bu baax. waaw man dama jàpp ne doomu aadama la te am naa man tamit kon dama lu ma leen waxoon rek sa njëlbeen ku nekk am na responsibility and my responsibility to my community mooy ne tey ma gis seen jafe-jafe taxaw wax ko ba ñëpp yëg ne wax nañ ko comme mënu ma koy faj comme nag yéen da moo tax bu ma dajeeg yéen ma am sabarte pour wax ak yéen parce que xam naa coono yu nit ñi di daj xam naa ñi nga xam ne ñoo xam ne dañ leen génne sa ba léegi amuñ fu ñu nekk ñu ngi wër fu ñu nekk suñu xëy ba pare rawatina am na lu ma la waxut sax am na yenn local agent yu ñuy wax local agent pour ñu wan la place bi luwaas sax da nga leen a war a fay pour ñu yóbbu la wane la ko te loolu yëpp nguur gaa ngi koy seetaan te loolu yëpp dañ ko seetaan yooyu ban façon mbir la nit di luway néegam nit wane la ko rek sax da nga ko war a fay 300 wala 400 pour mu yóbbu la foofu wan la ko yow amuloo loo fay luwaas war a fay sax ku laay wani place loolu sax da nga ko war a fay so mbir mi dafa ëpp trop léegi nag moo tax may ñaan nguur gi na nguur gi taxawaat xam ne ñoom ñun jiital nañ xam ne ñun ñoo leen jiital ñun buñ leen gën a honorable su ngeen waxee honorable man dama dee ruus ñun buñ leen gën a honor ñun ñoo am ngor ñun ñoo am doylu ba jël place yi jox leen ko nekkul ne dañ amul xam-xam yi wala nangam waaye dañ am doylu gi am yaakaar si ñoom jox leen place yi comme ñoom ne nañ ñu saytu luñ leen jox pour ñu doxal ñu ko nañ ñu ko doxal maa ngi leen koy ñaan ku ko si mënuti na nga ko si jéem ba xañ ne jéem nga ko because liggéey bu nekk nag dafa am sa diggante ak yàlla ak sa diggante ak nit ñi loolu lay wax di ñaan ñëpp nag yàlla nañu yàlla aar ñu ñëpp sàmmañu ñun ñëpp ku nekk lu waay bëgg yal na ko yàlla def yombal yëpp si barke salaatul fatiha jërëjëf mi ngi noonu Amath xanaa nga topp ma rek ñu xooli ñeneen ñi nga xamante ne am nañ jafe-jafe yoo xamante ni ci wàllu luyaas la nekk waaw ñu ngi amaat fii docteur Diallo moom dañ ko fekk si boutique bi xaw ma moom Diallo la sant ba moo ko war a sumi wala yàgg ba jatu ba ak Diallo kan moom moroomam waaye it's Diallo Diallo exactly so dañu la bëggoon a laaj yow ndax mus nga dund jafe-jafe si affaire luyaas. Yeah, of course, 100%. It is definitely a problem for the entire Gambian people, you know, especially those that do not have their compounds at the moment. They experience a lot of difficulties, you know, from agencies and from landlords. They have so many constraints and difficulties that they suffer from. So I think these are things that the government should really step in to make sure that it is regulated, because you know, searching for a compound alone, you are charged a lot of money, and you are also given a particular compound, and sometimes you make a big, very heavy deposit, and then even though you make the deposit, probably you might even be thrown out of that compound within a short period of time. So these are some of the difficulties that people are encountering. I believe that the regulations should definitely be tightened up so that this kind of things does not disturb people to that extent. So it's something that definitely needs to be regulated, obviously. Yeah, when it comes to rent. Yeah, so regulated means there are supposed to be very, very strict laws that should be formulated in order to be able to control the mechanisms of rentage. So that means the government has to come in to put on regulations in order for rents to be regulated. Otherwise, people will continue to suffer. So, and if you know, reason why you should be spending money to stay in a particular compound, and then you are not living a very happy life, and you're given difficulties. In terms of payment type, and you're given difficulties with other people externally that are not in fact part of the, that are not even ownership of that particular apartment where you are. So these are things. These are some of the things. I think there are supposed to be more strict regulations to control the issue of renting. Yeah. Now, obviously, somebody should be given time. Yeah. To be able to get his house intact in order to be able to secure a place before he is definitely vacated like that. So it doesn't make sense. I think it's very inhuman. People should be given the chance to secure a place before they are just rushfully, sent or vacated from particular premises. So that's definitely inhuman. I think in a very civilized organization, there are supposed to be more, at least a proper way of handling human beings than, just rushing somebody, to vacate somewhere without having to give him the opportunity or the chance to be able to secure another place. So I think it should be eradicated in our society. Yes. Sometimes then they yoko rents in numlen then you rent should never be adjusted. How you started it should be end like that. So when you start paying for a particular amount of money,
that should be fixed until you vacate from the place. At some circumstances, probably they can make some adjustment in terms of developing the area. In that circumstances or situation, people might understand, but in as far as the nature of this, the compound, the nature of the apartment where you are staying is still left without no adjustment or development. They are supposed not to be. They are supposed not. They are not supposed to increase the price. That should not. So that, to me, because it's just. I mean, it's a very inconvenient way of living. So there is no water, no electricity. That compound should cost nothing. Absolutely, it shouldn't. It shouldn't be rent to me. Obviously, when you are renting a place, it should be made perfect. Perfect, yes. Obviously, in as far as they are paying you. So you just put people to live in a place in a darkness. They shouldn't be there. If they are there, they shouldn't pay anything. So that is a law that should be put in place. They are supposed to be water and electricity. Yes. If it is not there, I mean that place should just be given, I mean, to somebody just to be a watchman, to stay there, but not to live there and to be paying. It doesn't make sense. Yes. That's my way of thinking. I don't know. How do you see of the thing that I wanted to buttress about? But I mean, the issue of sanitary measures are no longer in place, and so this country is just left in dirtiness. Everywhere you see people living in a particular street, and then you see how dirty the street is. No one care about cleaning the environment. So I believe that it is the responsibility of every person to make sure that your environment is clean. So in that way, at least we will live in a very healthy environment. So this is something that should be in regulation. Where you are living is supposed to be clean. So these are things that we should try and adjust ourselves. Otherwise, we are nowhere. My last word, we need to improve. Gambia, you know, it's like we're still going backward. We need to move forward. And moving forward, we need to have the strategies and the responsibility to make sure that we do what it takes to move forward. And that government has a complete role to play, and the individual also has a complete role to play. So I believe we are still backward. So we are still looking for a way to move forward. And I think we should graduate from this level. Yeah, that's my last word. It's a pleasure to have a chance to discuss with you, and I believe that it's an opportunity for people to express what they feel is right for their for them to grow, rather than sitting down and seeing things abnormal and then you leave things to go like that. So this is my little contribution. Thank you, to your Mr. Dia. interview. Thank you. Thank you. Yeah. ñoo ko déggandoo mu nekk loo xamante ni ñëpp ñoo koy jooyandoo ndax luyaas dafa nekk loo xamante ni niñ ko waxee rek ñu bëri nee nañ nguur gi dafa war a jël step contrôle affaire yi defaraat ko ba mu baax because nguur loolu la ameel askanam jox leen ñu dëkk protect leen da siy am solo ba tax na duñ ko yemale fii dañuy àndaat ñu xoolaat ndax dinañ gisaat keneen koo xamante ni moom tamit dina yëkkati ay kàddu wax li nga xamante ni moom mooy xalaatam si mbiru luyaas kon nag Mamat rek nga topp ma ibaje nte kotoma abe luwaso la bari itolu den tamita kilen nela waaye diyamo siyata je baake le parce que nin do ya sambi sama dole ka sam say ni te fota bi ima soto ite rango futa te me te nyanda ka sam ima soto problème wala waaye ni la mita bebulu ibaje la ko adiyate ye $10 soto e sasan ye $20 soto e sasan no ye $25 soto e sasan no fon misaro to doro ha jannin $50 soto ye fen fe soto sa ke no la mita kono because mita mo italet bare nal denta problème wolente ha mbiru mbalit nag naka ngeen di def pour tout seen mbalit yi moto mooy ñëw wala da ngeen di fay lu ko yóbbu moto le kana karo pour mol yaajo ha moto le kana jang kam balito di la wiki o wiki ha kana nanat ni adiala nin karo fat 450 ha buntu kër gi dañ koy tëj wala dañ koy am na time boo xam dañ koy wala dañ ko bàyyi noonu ku ñëw rek dugg waaw mo abuka town ak bulate na dem ñu ngi lay ñaanal nga am sa këru bopp sa kàddu mu mujj lan ngay wax ci mbiru luyaas dëkkandoo léeg-léeg da ngay gis dëkkandoo yi ñu dëkk benn kër léeg-léeg ñuy jote rek
wala yow daal musoo fekkee ay dëkkandoo ñuy xeex di xuloo. déedéet. gis nga ndeysaan bu léeg-léeg ñii nekkee ci jafe-jafe rek ñii nekk ci mbégte ndax gis ngeen ko lu mu wax amul benn jafe-jafe fu mu dëkk ci luyaasam ñu ngi dëkk ci jàmm seen mbalit am na moto boo xamante ni da koy ñëw jël si ba pare soo xoolee kër gi ku nekk mi ngi sa méta bopp loolu su amee rek dafay yomb ci ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci kër gi waaye bu fekkee ne da nga tabax sa kër ba pare def fa néeg yu bari ñu bokk benn méta léeg-léeg problème yooyu day am ba pare gis ngeen am na ñu jot a jàll ne ut néeg léeg-léeg dafay jafe ba tax na léeg-léeg sax li ñuy fay day xaw a bari damay topp rek ñu xool keneen ku ñu mën a am moom tamit mu wax ñu yan jafe-jafe di leen fàttali rek yéen a ngi ànd ak Elite Média ñu amal leen seen programme bi nga xamante ni moom la ñu woowee suma kër jërë nga jëf ñu topp moom jërëjëf ñi ngi amaat suñu benn maam boy bu ñu fekk fii si këram moom it bëgg nañ mu waxal ñu moom tamit naka la dundee luyaas chéri Coco Naam. luyaas naka nga gisee mbiru luyaas ci jamono ji jankole ya men bentol la jang mukam baliti faydu la soto kam be katara fari nyamula muka baliti faydu la soto o kol ya tambulu baki samba ko la fona nangi silo ni sama sita giyo ka fanna ganne tap ni jang bantala fo muka dunu soko dono na bunda be ka fale tap giyela silan nimbe fitaro kela muka nyama faydu la soto tous bale tolu nyamo katu fatarin doron bali titiel bukana wo kole ya be mbulu bake na jang wo yon kole ya dia yin jakale ni sama fana sita na yin sulo ka fale te pumbuka ta mano fo giyo ka dum fona korda ko o fana yin jakale jam bake luwasu ko kasi fonko wo buka soto jande sonko wo buka soto jam ka sonko wala jandi ka tiray la ngati ray fo kasi fo ay dundi ba sonka ko buka ke jam wo buka ke jam ka tun tol la jam tol jamun tol fangala fonko de din kirale de bari luasu jo fitino namna o ge jam berun dun ta jam tol fana mo dundi jam ka to duniya dawo da ni be duniya sa hakilo soto baake bawo duniya ko man feya soto bulol man feya ni mo hakilmade ene moto ku yala wala albado man do man aliyado man ma fo ay futa fo bila ala baraka almale ya so kayrola kila horomoto almale ya tanka katala banko almale ya sumaya almale tanka man toro lagi jawma sibola almale be dibe alaka nan fo jawla kana jaw sawolo na kila horomoto almanyin kayro almale o sabatinde banko kam kila horomoto atol men fana betani nala almale ya do alla do ku palaso almale ya lafa kila horomoto almale ya sambade nyaato almar kila dimbati ne do malati alkana ni ñaani moy gis nga suma chéri Coco bi ki tay mom kañ la lay indil guro bi ye guro samana guro samanam ye kanam kon nag mi ngi noonu mbokk yi tey lii lañ leen amaloon ci wàllu luyaas gis ngeen fu ñu dem yëpp ndeysaan ñu teral ñu daal ñuy déglu wax mu mel ni rek Gambia léegi ku nekk rek bëgg na wax li nga xamante ni moom mooy sa li nga xamante ni moo la neex ci dëkk bi moo la neexu la ci wàllu li nga xam moom mooy luyaas kon mbokk yi di leen jox dig daje di kontaan bu baax a baax ci yéen ñi nga xamante ni yéen ñi ñuy topp ci social media bi di ñu déglu di ñu bàyyi xel ñu ngi gis tamit seen comédie yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ki nga xamante ni moom laa àndaloon di Amath moom tamit ñu ngi koy sant bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi su ma waxee rek ngeen may gis moom moo tax moom moo nekk ci li nga xamante ni moom mooy caméra bi gërëm ñi nga xamante ne ni moo ko waxee rek ñoom lañ taseel ci yoon bi ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax boo dëkkee ci dëkk
lu ñuy wax ne dëkk ci dëkk di ko tiitaroo defar dëkk bi moo ko gën ñoom li ñi nga xamante ni moom la ñu yëkkati seen kàddu wax ko ci wàllu luyaas defar dëkk bi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen waxtaan boo xamante ni tamit day wéy di continuer ci li nga xamante ni moom mooy wàllu luyaas di ñaanal ñi nga xamante ni jamono ji amaguñu kër comme suma classe gi yal na leen yàlla may kër ndax kër moom soo ko amee lu bëri dina la wàcc ndax ñi nga xamante ni ñoo am kër jamono ji mun may bi mus nañ jaar ci luyaas ndax luyaas jombul kenn kon mi ngi noonu yàlla nañu yàlla may ñun ñëpp suñu këru bopp ba pare suma soxna si suma jabar bi daal di sëy si dégg nga ok dégg nga dégg nga ok